composez le 77 164 85 85 77 511 88 08 ou le 76 614 47 09 ou visitez notre site web www.darasystem.net. Dara System logiciel numéro 1 de gestion d'école au Sénégal moo leen di may seen émission Kennu Askan Wi. spectateur yu ITV di leen dalal jàmm seen émission Kennu Askan Wi ñu am mbégte dellusiwaat fii am mbégte tey ci talaata gi di dalal professeur Massamba Diouf nekk agrégé en santé publique naka noonu mu nekk épidémiologiste naka noonu tamit mu nekk membre de l'unité d'alerte et de prévention épidémiologique professeur Massamba Diouf man lay dalal jàmm ci plateau Kennu Askan Wi fii ci ITV. jërëjëf El Hadj Malick ñu ngi lay nuyu bu baax di nuyu seen téléspectateurs yëpp. di wax mbégte gu ñu am pour teew seen plateau bi mën a waxtaan ak yéen ci li nga xamante ni yéen a ngi koy fas yéene laaj. di wax rek ne. suñu njalbeenu kàddu daal. dañuy nuyu mboolem communauté mouride nuyu mboolem sénégalais bu fi nekk rawatina. di jiital ci nuyoo boobu sëriñ Mountakha Mbacké di ko ñaanal yàlla may ko mu yàgg fi te wér. am na solo amiin alors sëñ Mountakha Mbacké di xalif général des mourides moom moo taxawal lu ñuy wax unité d'alerte et de prévention épidémiologique yow professeur Massamba Diouf sa xam-xamam màcc ci wàllum santé publique nga nekk ci membre unité boobu lan moo ko tax a jóg. ci contexte bi ñu nekk nii ndax une semaine moo des màggal bi. jërëjëf El Hadj Malick unité boobu boo xoolee xalif bi ak comité d'organisation bi ñoom ñoo ko xalaat a teg li tax nag ñu teg ko jàpp naa ne du lenn lu dul fexe ba contexte particulier bi ñuy célébrer ren màggal mu nekk kuréel goo xamante ni day taxaw pour di alerter ba pare di prévenir lépp loo xamante ni wàllu feebar la. mën naa wax ne yemul sax ci Covid 19 moo tax ma ne lépp loo xamante ni feebar la. wala luy war a mën a def ay jeexantal ci wàllu wér-gu-yaramu askanu Touba ak ñi nga xamante ni dañuy jóge fu ne ci Sénégal ci àdduna pour ñëw célébrer ci màggal googu biir Touba. donc unité bi mission d'alerte la. maanaam fexe di feggu ak fagaru. ak fagaru maanaam alerter ba pare prévenir li nga xamante ni bu ñëwee war na mën a indi ay jafe-jafe ci àdduna war na mën a indi jafe-jafe ci communauté bi war na mën a indi jafe-jafe ci pèlerins yi. looloo tax unité bi taxaw depuis bi nga xamante ni jàpp nañ màggal gi ak léegi unité bi aussi mu ngi actuellement à pied d'œuvre. pour jéem a xool naka lay def déjà loolu sax avancé nañ ci bu baax. ba nga xamante ni loolee di mission buñ ñu jox. ñu mën ko matale ba mat sëkk. am na solo alors unité d'alerte et de prévention épidémiologique professeur Massamba Diouf yan relation ngeen am ak waa ministère de la santé ci loolu ñoom lu ñu taxawaloon ba pare. yéen di liggéey ensemble. waaw loolu moom sawar naa cee tontu lool. ndax li nga xamante ni mooy ministère de la santé et de l'action sociale. bi ñu commencé ak léegi série de rencontres yi def nañ ko bi ci mujj démb la. pour vous dire que. démb lañ doon rencontrer la tutelle balaa loolu ñi nga xamante ni ñoo nekk au niveau opérationnel maanaam ñi nga xam ñoo nekk sur le terrain di liggéey ñooñu aussi rencontrer nañ leen ba waxtaan ak ñoom pour xool nañ la ñuy lëkkaloo nan la ñuy def ba collaborer compléter wante parce que li ñu wóor mooy benn si mënul dem bàyyi moromam. objectif bi ñoo ko bokkale mooy fexe ba màggal ci condition yu baax nga xamante ni ñii ñëw ak ña fa nekk ñëpp kenn du am benn jafe-jafe te loolu bu ñu lëkkaloo doole yi boobaa liggéey bi dinañ ko war a mën a wéyal danañ mën a atteindre suñu objectif bi nga xamante ni mooy fexe ba benn jafe-jafe du am ci biir màggal gi lii nga xam day Covid 19 ñëw ci biir contexte ren bi aussi ñu màggal ba pare daanaale corona. loolu dañ koy faral di rappeler. màggal ak ren gi. dañ ko fas yéene def. génnee mooy yi mu laaj lépp. ak xam-xam bi mu laaj expertise bi. bu ñu paree ñu daan corona. mu jeex mu jóge fii de manière définitive. loolu daal mooy suñu. ñëpp nekk ci jàmm mooy suñu objectif te am nañ yaakaar ne. la ñu ci war ñun ñu ngi koy def. mooy li ma mën a wooyee volet ésotérique bi. exotérique plutôt parce que xam naa ne loolu si ñun la dépendre mais ci beneen wàll gi aussi ay ñaan baax na ci. d'ailleurs su suñu biir plan d'action prévoir nañ ñaan yooyu am yaakaar ne aussi buñ ci jubloo
boole kook liggéey bi ñuy liggéey sur le terrain. yàlla mën nañu dimbali lu dul Covid 19 sax dootul yegg seeti Sénégal. très bien voilà alors professeur Massamba Diouf ñëpp xam nañ ni màggal suñ ko waxee moom mooy mbooloo gu takku lool macha allah. ay millions doomu aadama di ñëw di ziare Touba. alors yan disposition ngeen jël. ngir fexe ba ziar yi ak tamit yan bërëb nañuy ziar loolu yëpp fan yi yéen a ngi ko doon wax soo ko mënee leeral mbokk téléspectateurs yi ñu xam exactement. ku ñëw màggal fañ nan la permettre nga dem ak tamit soo fa demee lan la nga war def. waaw jërëjëf El Hadj Malick loolu beneen li tubaab di wax occasion opportunité. nga ma jox xalaat pour ma mën a leeralaat foofu davantage. bi yoon li ma mën a wax rek mooy màggal ak ren gi. dara wuteele ko màggal yi doon passé bu dul contexte Covid 19 bi lépp loo xamante ni nit fas na ko yéene def ci wàllu ziar ci wàllu ñaan ci wàllu julli amu ci lenn loo xamante ni tere nañ ko fa nit ku ñëw Touba. ba tax na fu waay bëgg a dem ziar mën na fa dem fu waay mën a dem julli mën na fa dem fu waay mën a dem aussi pour leneen mën na fa dem lenn rek mooy li am solo te dañ ci insister. mooy le respect strict des mesures barrières. des mesures et gestes barrières maanaam fexe ba fépp fooy dem fu ne na nga ngàndaayoo sa masque loolu yaakaar naa ne ki nga xamante ni mooy xalif général des mourides. joxe na signal bi. moom ci boppam fépp foo ko fekk mu ngi takk masque am man dama la ba bëgg a leeralal foofu rek ne la disposition yi Touba jël jamono jii ñu toll nii pour xeex feebar boobu ba nga xamante ni risque de contamination yooyu nit ñi di xalaat. benn du ci am. boo demee ba foofu gisal ko sa bopp di nga xam ne lii lu mën a nekk la. ajuma bii ñu weesu man Touba laa jullee juma. man ak ñi ma àndaloon ci wàllu activité unité bi waaye lañ fa gis biir grande mosquée ci biir mausolée yi ak visite yi ñu def dañu julli ba pare wër dispositif bi nga xamante ni mu ngi sur place. mais la fa nekk dal na xel. la fa nekk ma nga fa te xam nañ ne. ak loolu risque de contamination yi. vraiment c'est très 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 faible. lan moo fa nekk. li fa nekk du lenn lu dul. jël nañ disposition par exemple képp ku fay dugg ku ne. nga raxas say loxo ba mu set. très bien jël nañ ay dispositions yoo xamante ni masque yi moom boo yorul sax masque ci bunt bi. danañ la jox masque nga takk nga dugg ci biir. xam nga feebar bi dafa am lu xamante ni xëy na Sénégal ak monde entier bi dañ ko yéex a comprendre ci feebar bi. bu ma solee casquette épidémiologiste bi. wala boog enseignant chercheur bi. dama lay xamal ne la gis nga masque. moom rek moo ñu mën a permettre actuellement que nga am moyen wala nga ñàkk moyen ndax masque du loo xamante ni lu jafe la. looy aaree sa bakkan ak sa gémmiñ. ba nga xam ne commencé na wàcc sax. dana wàcc dana gën a wàcc. wàcc ndax tey jii masque yi ñuy jaay yu mën nañ ko tuddee masque chirurgical wala ay masque FFP2 wala lu mu ci munti doon. masque yooyu baax na mais les masques en tissu aussi yi nga xamante ni aussi c'est homologué parce que tailleurs yi tàggat nañ leen ci loolu. très bien bëri na. ay masque yoo xamante ni fi mu nekk nii dafay respecter loolee ñuy wax norme AFNOR yi. li ma si jot a liir ci ay gëstu. te ñu wax ko ci masque yi que ça soit masque en tissu wala masque chirurgicaux yi lu dal xel la. gis nga bi ci njëkk El Hadj Malick xam nga kañ lañ ko publier. depuis 2003. 2003. article bi ma ci liir maanaam ñu publier ko ci benn journal bu ñuy wax The Lancet. dafay wax ne masque yooyu boo ko solee. si ñi nga xamante ni maanaam dañ doon dem di jaamaarloo ñi feebar. dañ gis ne daf leen di dimbale ba lépp luy infection nosocomiale. surtout par rapport ak infection respiratoire aiguë yi ñuy wax infection respiratoire sévère yi wone na ne da leen di aar ba loolu du leen dal. premièrement. deuxièmement li nga xamante ni mooy masque en tissu homologué yi loolu tamit. le 2 septembre passé. xam nga yàggul. waaw voilà 2 septembre am na benn article bu génn ci The Science. moom it mu nekk maanaam journal bu am solo ci wàllu scientifique. foofu aussi wone nañ fa apport bi nga xamante ni masque en tissu mën na ko indi pour mën a fekk fagaru nit ki ba nga xamante ni lii feebar bi du ko dal. lépp loo xamante ni feebar la buy wàlle ci ay gouttelettes maanaam ay tuflit ak yiy génne ci xeetu gémmiñ gi ak bakkan yi boo tichoolee maanaam wala nga saqat loolu mën la aar ba doo wàll wala ñu wàll la. loolu ay étude la ñun scientifique li ñu mën a basé wu pour wax. du lenn lu dul publication scientifique. te publication bu génn ci revue yooyu ça veut dire que lii lu réel la. kon damay wax rek ne màggal ak Touba ren lépp luy masque
ñu ngi ñaan taalibe yeeg pèlerins yi ñu respecté ko. ñu respecté ko lépp loo xamante ni comme ni ko xalif bi di defee. lépp loo xam mooy lavage des mains. aussi ñu ngi leen di ñaax pour ñu respecté ko. très bien ak distanciation physique. gis nga image bi soo ko mënee commenter rek gis nga xalif bi ak maskam oui image bi. image bi. maanaam mooy keroog bi ñu demee xalif bi dañuy ñaanal. très bien pour comité bi mën a unité bi mën a commencer liggéeyam. oui gis nga ko ni mu solee maskam. te sa foo ko fekk fu ne. ndeysaan nii la koy defee. yàlla na ko suñu borom. may fan bu gudd ak wér-gu-yaram. amiin 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 ñi ko wër aussi boo ko xoolee ñëpp c'est pareil dañuy takk seen masque. oui am na solo boo demee Touba. nee naa la ajuma bi fa laa ne woon. oui mais jumaa ji systématiquement balaa ngay dugg li ma la wax nii di nga ko def. raxas say loxo takk sa masque. oui te soo amewul masque ñu jox la masque. boo amul masque ñu jox la masque. am na solo ndax am na ñu fa taxaw. équipe di gërëm di sant. daayira boobu ñuy wooy muxadimatul xidma ñi nga xamante ni ñooy saytu wàllu jumaa yeeg bërëb yooyu nga xamante ni ay bërëbu ziyaar la. ñu ngi def liggéey bu am solo ci wàllu feebar bi. am na solo avant même feebar bi di ñëw ña nga fa woon. mais fi mu nekk nii dañu gën a takku gën a taxaw pour mën a xeex li nga xamante ni mooy wàllante bi mën a am ci biir. alors professeur damay dellu si waat ci wàllum ziyaar yi. kon fan yi wax yu ñu doon dégg loolu amul bërëb yëpp mën nañ ko ziyaar. ngir mu gën a leer ci bopp ñi ñuy seetaan. ma ne ma waxaat ko. oui ñaareelu yoon te danaa ko waxaat ñetti yoon. oui dama ne bërëb yëpp bu taalibe bëgg a dem. biir Touba. que ça soit ci biir grande mosquée bi wala mausolée wala lu mu munti doon. très bien mën na fa dem mu ziar liñ koy ñaan daal mooy na sàkkuwanteeg li nga xamante ni mooy geste barrière yi. loolu moom danaa ko wax danaa ko répété waat taalibe bu dem Touba mën nga dem ziar mën nga dem julli mën nga dem def lépp loo xamante ni lu la war la wala loo amoon yéene def ko mais na nga respecté waat encore sàmmwante li ñuy wax geste barrière ak mesure barrière. raxasal say loxo takkal sa masque. distanciation physique respecté ko. mooy li nga xamante ni. mooy li ñu leen di ñaaxee di leen ko di ko sàkku si ñoom mooy li nga xamante ni aussi muy ndigal la bu xalif général Serigne Mountakha Mbacké jox taalibe yi jox ko pèlerins yi nga xamante ni day ñëw Touba. alors professeur màggal comme année yi passé am na ay mag yuy dem di màggal yi di dem tamit di ziyaare mu nekk lu am solo alors ñoom tamit yéen unité bi yéen leen di bàyyi xel bu baax. xam nga li ma la wax sànq les personnes vulnérables. les personnes vulnérables. oui comme les personnes non vulnérables. très bien parce que une personne non vulnérable peut être rendue vulnérable. li koy def mooy doomu jàngoro ku mu dugg ci yow vulnérable nga. ba tax na ñun dañuy wax ak ku mu munti doon na nga fexe ba boo jógee pour dem na nga sàmmanteeg loolu dama la bëgg a wax ne la rassemblement du loo xamante ni dañ koo dàq. ci période ci contexte Covid bii. ndax organisation mondiale de la santé nga xamante ni moom mooy xalaat di saytu. di digle ci wàllu feebar. moom am na nu mu encadré. rassemblement yi war a am. rassemblement yooyu màggal ci la bokk université yi nit ñi dañu fay rassembler ak yeneen ak yeneen. protocole la ñuy définir maanaam wax ne bu ñuy rassembler nañ ko defee ak nii ak nii ak nii ak nii noonu bu ñu ko defee risque de contamination bi daanaka dinañ ko réduire wala ñu éliminer ko. loolu ci lañ nekk ba tax na. quel que soit le type de personne maanaam nga nekk ko vulnérable wala nga nekk koo xamante ni jeune nga. képp ku mu munti doon amuloo benn taar boo xamante ni yaa ngi koy traîner wala nga am ko it boo jógee pour dem màggali aaral sa bopp aaraale ñi nga xamante ni yaa ngi jàkkaarloog ñoom loolu rek mooy li nga xamante ni. dañ ciy ñaax nit ñi ñu bàyyi ko xel bu baax a baax. koo xamante ni aussi yàlla dogal na nga am loo yëg sa yaram. am na dispositif yoo xamante ni dañ ko mettre en place. lu mel ni ay numéro vert. nga xamante ni boo ci wootee la war wàllu kër docteur danañ ko def seen kem kattan ba nga xamante ni yow dinañ la mën a jël en charge yooyu yëpp. am na ay tëralin yu ñu teg ay stratégie yu ñuy mën a dimbali ba nga xamante ni dana mat sëkk. incha allah alors beneen aspect bi mooy sénégalais yi nga xamante ni nekkuñ ci réew mi ñu ngi ci. yeneen dëkk yi lu ci mel ni France wala Italie justement ak tamit États-Unis nga xamante ni Italie bëri na ay taalibe yi nga xamante ni ay taalibe murid yu fay jóge di ñëw alors jamono ji suñ ñëwee mbirum test gis nañ test yi nga xamante ni moom nañu war a amal léegi loolu tamit yéen a ngi koy bàyyi xel ak tamit ban message nga leen di lancer su ko defee ñoom ñëpp ñu mën a respecter li nga xamante ni moom la kër docteur yi santaane. jërëjëf El Hadj Malick encore une fois ci occasion boobu nga ma may. ma fàttali Sénégalais yi fàttali sama bopp. fàttali suñu mbokk yi nga xamante ni dañuy jógee bitim réew pour ñëw feeteeg ñun wala célébrer ak ñun santale yàlla sëriñ bi ci jamono yi màggal gi. li ma bëgg a wax rek lenn la Sénégal depuis mois de mars ba léegi. ñu ngi xeex ak feebar bi tey jii boo xoolee
chiffres yi ñu am dina la won ne def nañ ay jéego yu rëy ci wàllu xeex bi. te loolu du man maa ko mujj wax du man maa ko njëkk a wax. gis nga classement bu mujj bi Sénégal fi mu placé ci wàllu xeex mbas mi nga xamante ni moo xew si jamono. kon loolu day tekki ne am na jéego yu bari yu ñu def et que jéego yooyu bu ñu ko yàq ci lenn. fu nit mën ci jógee dañoo sàkku loolu ay càkkutéefu ministère de la santé et de l'action sociale. nekk càkkutéefu aussi ki nga xamante ni moom la ñu yaakaar muy sëñ Mountakha Mbacké. mu wax ne taalibe yi nañ sàmmwante ak li leen kër docteur yi di digal. donc ñun liñ mën a lancer foofu comme appel mooy taalibe boo xamante ni yaa ngi jóge bitim réew di dugg biir Sénégal ñu ne la war nga def test te test bi nga xamante ni da nga ko war a indi bu mu romb texte bu mu nekk test boo xamante ni maanaam yàgg na ba romb 7 jours. waru ko romb 7 jours loolu une semaine avant une semaine. Oui. donc loolu ñu ngi siy ñaax taalibe yi buñ ci xuloo buñ ci xeex buñ ci def lenn loo xamante ni dëppoowul ak ndigal gi nga xamante ni moom la sëñ bi de joxe. kon képp koo xamante ni yaa ngi jóge bitim réew nga jaar ci jaww ji wala nga jaar ci suuf fexeel ba balaa ngay dugg Sénégal nga def sa test boobu indiwaale ko. mu wóor na la ne test bi du test bu yàgg boo defoon. effectivement na nekk ci 7 jours yooyu. su ko defee da nga mën a dal xel ne yow boo demee. doo wàll sa askan. doo wàll sa famille. doo wàll ña ngay fekki Touba. très bien ndax loolu nekk na loo xamante ni lu am solo la. te loolu xoolal fi mu nekk nii. may ma tuuti rek ma wax la fi mu nekk nii cas importé yi gis nañ ne mu ngi ñëwaat. bi ñuy tàmbali xeex feebar bi cas importé moo ñu sonaloon. ñu dem ba fi mu nekk nii cas yi ñu ngi wàññeeku ñu ngi jeex. cas importé commencé ñëwaat. kon ñoom ñi nga xamante ni dañuy jógee ci bitim réew di ñëwaat ci biir réew mi. nañu fexe ba sàmmanteeg loolu. pour ñu mën a jàppale ñu ci xeex bi ñu mën ko yemale fii. bu ñu defee test danañ xam seen statut fu mu toll. su ko defee li ci war ci wàllu prise en charge danañ ko def du yàqal kenn màggalam du yàqal kenn aussi loo xamante ni amoon na ko yéene def mais dana tax ba yow mi nga xam da nga feebar di nga fagaru. da nga fexe aar sa bopp ba aaraale ñeneen ñoo xamante ni yéen a dëkk. wala ñoo xam di nga mën a saafuwante. te loolu sax da leen di dimbali aussi ñi ñuy fekk si. mais dëgg la. ñëpp lay dimbali te encore une fois. murit ndigal. ku ko def ku ne jàppal ne yaa ngi sàmmanteeg ndigal li nga xamante ni sëñ Mountakha da ko joxe. am na solo voilà. ma fàttali suñu mbokk téléspectateurs yi ñu ngi dalal professeur Massamba Diouf nekk agrégé en santé publique naka noonu mu nekk membre de l'unité d'alerte et de prévention épidémiologique mën ngeen participer ci émission bi soo leen wootee ci 88 628 74 74 88 628 74 74 ngir mën a tamit wax seen contribution wala tamit ngeen jébbal seen laaj professeur Massamba Diouf nekk spécialiste en santé publique du ñàkk aussi ñu ñëwaat ci mbirum màggal Touba bi ak seen unité bi laata émission bi di jeex professeur yow épidémiologiste nga. gis nañu feebar bi depuis le 2 mars mu ngi fi mais fan yi dañ gis ni mbir mi de mu ngi wàññeeku gis nañ dem rek fukki cas lañ amoon. tey tamit ñu amaat 26 cas ten seetlu daal tendance bi. mu ngi wàññeeku yow en tant que épidémiologiste lan moo ko mën a expliquer. non mais li ko mën a expliquer li ma ci mën a wax. muy loo xamante ni c'est palpable. mooy stratégie yi nga xamante ni teg nañ ko di xeex ak mbas mi. loolu yaakaar naa ne lu nit gumba di nga ko gis. te loolu wax naa la ko léegi ci samay kàddu ne la du lu ñu créé. loo xamante ni la ay experts constaté nañ ko. loo xamante ni la aussi ay organisme yu yëngatu ci wàllu googu constaté nañ ko kon dañuy jàpp ne premier indicateur bi ñuy mën a sukkandiku. pour wax ne tendance baissière boobu li ko waral lii la du lenn lu dul stratégie yi nga xamante ni ministère de la santé et de l'action sociale mu ngi koy dérouler. dem nañ aussi ba xam ci biir stratégie yi. ne engagement communautaire. nekk na loo xamante ni c'est déterminant. dans la riposte. engagement communautaire loolu ba tey ci stratégie lay rejoindre. parce que boo xoolee feebar bi chaque fois dañ doon évaluer à mi-parcours di joyanti di indi yu bees di am yu ñu bàyyi et cetera loolu moo xeex épidémie ñoo ànd. ba tax na bi ñu demee ba comprendre loolu wàcc sur le terrain boo xoolee la bataille de Dakar c'est gagné. la bataille de Touba était gagnée depuis. parce que foofu aussi autorités yi amoon nañ clairvoyance su xam ne engagement communautaire bi lu am solo la. te ku xool communauté mouride ni muy dundee. xam ne ñëpp benn lañ ñëpp sëriñ bi lañ yaakaar te bu ñu gisee sëriñ bi jiitu ci benn affaire dañ koy topp. moo tax ba le foyer de Touba a été éteint très vite. boo xoolee
bi muy def explosion ñu gis ne affaire bi xaw na fa yokku. ak bi nga xamante ni ñu ngi koy maîtriser loolu aussi temps bi soriwul trop après mu des Dakar Thiès. Dakar Thiès léegi loolu aussi ñu ngi koy travailler. Aujourd'hui si on arrive à avoir lu tolloog ay une dizaine de cas wala une vingtaine de cas. Ça veut dire que ñu ngi wone ne efficacité xeex bi efficacité stratégie yi ñuy teg sur le terrain. lu am solo la. kon mën nañ yaakaar ni feebar bi balaa yàgg mën na fi jógee. man très honnêtement en tant que spécialiste. man très honnêtement li ma gis. mooy ne. affaire baa ngi wàcc. te wàcc gi muy wàcc. li ko waral ñu ngi ak moom ba léegi. bu jeexul incha allahu rabbi bu dakkul. léegi si tey ñu ne corona jeex na Sénégal. wala boog dinañ toog ay bis duñu am dara. te loolu aussi gars yi buñ ci gënee góorgóorlu. dana leen dimbale ba nga xamante ni bu si ñun ñëpp doolee góorgóorlu parce que fi mu nekk nii ñëpp a jàpp ci xeex bi. dana dem ba nga xamante ni danañ pare ci wàllu corona danañ mën a taxawaat aussi jëmmal suñu bopp. ba leneen bu ñëwee du ñu bett. alors mais tendance baissière bi lu jaaxal ñu bëri mooy dafa am jamono ji nga xamante ni. dañ nemmeeku ni mbir mi ñu bëri autorités yi dañu dindi mesure barrières yi loolu tamit jaaxal na ñu bëri. non en fait dindi wuñu dañu assouplir woon. dañu assouplir woon de telle sorte que fi mu nekk nii li ñu mën a wax. mooy ne askan bi dem nañ ba xam ne. feebar bi am na li leen war ci protéger wu maanaam aar seen bopp aar ñi ñu nekkal. war nañ ko def. ñu nekk ci loolu noonu bon pour man bu ñu demee ba yegg foofu jaratul ñuy teengal bi daanaka dootul jëriñ dara au contraire parce que bu ñu demee ba gis ne dañ leen di xañ leen gis nga lim doon jur am ñuy génn di wax ne wooy dañu xiif il faut ñu liggéey il faut ñu def yooyu lay indi voilà kon comme yàlla dogal na stratégie yi ñuy teg mu ngi dox boobaa day ànd ak nag di desserrer tuuti nit ñi mën a continuer wéyal seeni activité looloo xew tey te damay wax ne occasion la yu mel nii par exemple màggal Touba. ñu def ko ci jàmm. nit ñi sàmmanteeg li nga xamante ni moom la ñuy sàmmante comme geste barrière. ba pare profiter ci relancer lépp luy économie relancer lépp luy yeneen conséquences yi mën a am. conséquences positives li ñuy wax externalité positive. parce que xam nañ ne. aussi wàllu boo xoolee bu jamono màggal jotee ñëppay dem Touba autorité religieuse autorité politique autorité coutumière daanaka ñoom ñëpp dañuy dem gis nañ dem démb rek njiitu réew mi président Macky Sall njiitu réew mi dem na tey dana am ñeneen ñu dem suba aussi ba keroog jour màggal noonu lay demee yooyu yëpp occasion la yoo xamante ni yaakaar naa ne il faut ñu profiter ci jamono ju mel ni jamono màggal pour mën a am lu am solo beneen image yi nii waaw beneen image am na benn image sax boo xamante ne xam naa ne suñu réalisateur bi dina ko indiwaat ñu gis xalif bi mu nekk au devant gis nga fii aussi sëñ Bass Abdou Khadre macha allah waaw gis nga yëpp tamit dafa nekk ay sensibilisation loo xam ne nit ñi war nañ ko bàyyi xel ñu roy comme li nga wax rek murit waaw gis nga fii E-Media aussi invest bañ fa demee ajuma bi passé Mamadou Ibra Kane Mamadou Ndiaye Cheikh Sall ak imam Cheikh Tahir Fall ak ñoom Malick ñoom ñëpp ñu dem fa macha allah mu nekk délégation bu takku E-Media invest demoon fa ajuma bi passé ñun ñëpp ñu takk seen masque dëgg la image xam am nga solo lii moom la ñuy wooyee la pédagogie par l'exemple maanaam lépp looy digal nit da nga ciy jiitu boo bëggee nit ki def ko très bien te rawatina nag bu la nit ki yaakaaree loolu dañuy am mbégte di ko wax ndax am na benn vidéo buy circuler actuellement ci réseaux sociaux yi un peu partout lu mel nii lañ fa def maanaam xalif général des mourides Sëñ Mountakha moo jiitu après nga gis yeneen dignitaire mouride yëpp topp ci kenn ku ci nekk ñu ngi lay wone nga takk sa masque wala ñu ngi lay wone ngay raxas say loxo di véhiculer waale ay message de sensibilisation yoo xamante ni taalibe bi bu ko dégg war nga sawar def comme say sëriñ loolu noonu dafa nekk lu am solo ba ñun dañ koy jiital di wax ne au-delà de ça nañ leen di rappeler aussi enseignement wu Cheikh Ahmadou Bamba yi si wàll googu ndax xam nañ ne li mu bind bari na li mu wax bari na te am na ci loo xamante ni boo ko gëstoo tuuti di nga gis ne santé gis na ci boppam économie gis na ci boppam
politique gis na ci boppam ak daanaka xeetu science yëpp. benn bu ci nekk am na lu mu fa digle ci wàllu comportement doomu aadama yi bu fekkente ne am na yéene am par exemple une bonne santé boo ñëwaatee ci wàllu santé. dama ci jàppoon benn en tant qu'universitaire mën nga ko baaxee suñu mbokku téléspectateurs benn bayit bu ma si jàpp. boo xamante ni mu ngi ko wax ci. Majmahun Nurayni. très bien safrula mu ngi ko wax ci Masalikul Jinaan. Masalikul Jinaan boobu. ci bonne conduite la doon wax. mu ne la bonne conduite c'est la propreté du corps et du milieu. J'aime bien le rappeler parce que li nga xamante ni mooy santé dañuy wax ne c'est l'hygiène du corps et du milieu. ba tey mën naa wax ne l'environnement parce que boo jëlee environnement nit ki la ak li ko wër loolu c'est un déterminant fondamental essentiel en matière de santé. ba tax na dañ ko reconnaître aujourd'hui si on parle de One Health. muy santé humaine santé animale ak environnement du lenn lu dul pour jëmmal loolu. kon sëñ bi fa mu doon waxee tey jii ñu toll ci concept yooyu ñun di ko wax dafay mel ni. daf ñu jiitu woon lu baree bari. te nag wax dëgg yàlla boo xoolee lim bind yëpp chaque jour nga gis loo xamante ni c'est contemporain. lim ñu jiitoo dafa bari. kon loolu aussi invite lay doon boo xamante ni nañu gën a ñun surtout scientifique yi ñu gën a nuur ci li muy wax jéem a xool aussi li ñuy mën a exploiter pour mën koo waxee ak nit ñi. beneen bi ci topp dama ko liiroon ci Majmahun Nurayni. cette fois-ci moom la. muy expliquer wàllu connaissance. am na émission bu mës a def ba di ko wax bay wax nañ bu ñu bëggee convaincre nit ñi ci wàllu sensibilisation bi. niveau yooyu Serigne Touba bind na ko ba pare. ci niveau de connaissance yi. niveau de connaissance bi nga xamante ni maanaam dañ naan la géej gi am na ndox. géej gi am na ndox jarul yow ngay dem ba ci géej gi pour xam ne géej ndox a fa ne. mu ne beneen deuxième niveau de connaissance bi mooy kuñ ne géej gi am na ndox ñu jàpp sa loxo yóbbu la ba ci géej gi ne la xoolal boobaa di nga gis ni géej gi. ndox a fa ne. effectivement est-ce que gis nga deuxième niveau de connaissance boobu. gis naa le troisième niveau de connaissance bi. bi nga xamante ni aussi daanaka mën nañu wax ne connaissance par la preuve la boobu dafa wax ne dañ lay jël bu ñu la waxee géej gi am ndox ba pare ñu jël la yóbbu ko ba nga gis ko ñu jël la sóob la ci biir géej gi boobaa di nga xam ne géej ndox a fa ne. yooyu noonu dafa nekk loo xamante ni pour nga utiliser ko sensibilisation. dafa yomb te boobaa ay image la yoo xam ne ay figure de style yoo xamante ni dana mën a permettre doomu aadama bi comprendre li ñu koy wax lan. am na solo voilà donc bëggoon naa baaxee ñaar yooyu. am na solo yeneen ak yeneen yoo xam ne bu ko waxtu bi mais ñaar yi moom am na solo ñëwaat waaw. effectivement merci alors Serigne Mountakha Bassirou Mbacké gis nga ci màggal bi dina am ñi nga xamante ni dañ fay dem di ziar comme ni nga expliqué sànq. njiitu réew mi dem na fa dem. politiciens yi aussi dana am ñeneen ñu fa dem ak yooyu foofu aussi yéen unité bi yan matukaay ngeen fa jël. waaw mais matuwaay yi ñu fa jël. ak képp kuy munti dem. mooy matuwaay yi nga xamante ni moom la sëñ bi digle. mu dëppoog li nga xamante ni moom la ministère de la santé et de l'action sociale digle. mu dëppoog yi nga xamante ni aussi mooy recommandation OMS. loolu duñ ko inventé dañuy ñaax nit ñi toujours ci loolu rek. maanaam nga dem kër sëñ bi wax naa la ko sànq. wala nga dem wala nga dem ci jumaa ji wala nga dem ci yeneen kër yi kër goo ci dem. disposition yi ñu war a jël pour nit ñi sàmmanteeg xool booy dugg sax am na ñuy régel dispositif lavage eau mais yaa ngi foofu am na aussi masque nee naa la pour ñi nga xamante ni indiwaale wuñ ko. xam nga bon daanaka mat na parce que boo defee nii say loxo ba mu set. raxas ko terewul ñu defal la gel nga frotté. ñu jox la masque nga takk risque de contamination bu fekkente ne dañ na am na aussi c'est très faible. disposition yooyu rek. moom la OMS sax préconisé. pour mën a xeex ak mbas ci wàllu rassemblement fu ñu ko yaakaar. léegi kooku bëgg naa ci ko dolliwaat. léegi dal yi nag ak daayira yi naka noonu. yooyu aussi xam nga sensibilisation bi. mooy régler problème bi. tey jii. lii nga ma may occasion ma def nii. ñeneen di ko may ñeneen. ñu koy def ba ci biir Touba. loolu dana mën a dimbali ñi nga xamante ni amuñu information bi ñu am information yi. képp kuy daayira. képp koo xamante ni aussi. am nga dal yaakaar naa ne ba Serigne Mountakha di def déclaration bi. premier safar bi ñëpp déglu nañ ko parce que loolu la murid di doon xaar. kon xam nañ lam ñu digal ci wàllu sàmmanteeg li ñuy aar. ba tax na bu ñu ko defee rek après mën nañ jàpp ne lépp dina. am na solo professeur am na suñu téléspectateur bu njëkk bu nekk ci ligne bi allo allo. Salaamaaleykum. Waaleykum salaam madame Tall bismillah. Monsieur Cissé, vous allez bien? Alhamdulillah. Ça va bien, merci. Alhamdulillah, bismillah. Sa invité bi monsieur le professeur. Massamba Diouf. Si je ne m'abuse,
defe naa mës naa ko seetaan ci benn émission de la TV. ci émission de santé je pense bien laajal ba ko. waaw mu lay dégg. defe naa émission de santé boobu. oui li tax ko remarqué ko. mooy dafa nekkoon koo xamante ne dafa amoon rigueur ak exigence ba muy wax boobu début pandémie bi la. comme quoi pour ñu war a tënku ci gestes barrières yi exclusivement pour mën a comment dirais-je vaincre cette pandémie. moom il parlait boobu temps moom dama ko interpeller le scientifique qu'il est. parce que actuellement xam nga après bu màggal bi ñu ñaan yàlla nañ ci dem ak jàmm génn ci jàmm salaam. léegi y aura d'autres manifestations qui vont venir. li tax ma koy interpeller moom l'agrégé en santé publique je pense bien. moom normalement gis nga dans tous les pays du monde yi nga xamante ne virus bi dafa def propagation bu rapide. mun que ça soit en France mu nekk je pense bien Brésil et en Allemagne mais propagation mi ngi aggravé après des événements religieux loolu moom war na xam li ma ko def bu baax. en France tamit dafa am comme genre boobu aussi mu am ñu demoon comment dirais-je Chine fa kiiwu foyer bi nekkoon ñu ñëw te contrôlé wu kiiw luñu leen testé wuñu leen comprendre nga léegi il y aura des gens ñu naan ay Sénégalais dinañu ñëw beaucoup de monde dinañu ñëw Sénégal te actuellement foyer yu bari dafa commencé waat reprendre un peu partout mu nekk en France wala Italie léegi moom nee na geste barrière yi à peu près fekkente ne comme masque la ak ñu lavage des mains je suis parfaitement d'accord loolu geste barrière yëpp mais distanciation sociale bi il faut aussi ñoom dina difficile mais est-ce que du loolu lu ñu war a gën a organiser pour bu nit ñi dem ci mausolée yi ñu def ko par exemple ay par groupe de personnes xam nga loolu yëpp ci organisation xam naa xalaat nañ ko moom c'est sûr mais daal war nañu wax par exemple bu baax ractewaat nit ñi ni surtout distanciation sociale bi am na solo parce que man bi ma ko jëkk a déglu c'était dans une émission de santé il était très rigoureux ci li mu joxe directive et très rigoureux ci ay analyse am ak ci li mu teg ci geste barrière yëpp est-ce que comprendre nga léegi bu ma gisee par exemple à peu près les événements religieux li mu jur ci àdduna et puis dans plusieurs mois dinañ confronté à des événements religieux qui vont se succéder xam nga li ma la bëgg a wax man loolu le scientifique foofu laa koy interpeller lan moo ci appréciation en fait merci beaucoup. jërëjëf madame Tall. professeur merci madame Tall li mu wax dëgg la. jaar naa ci plateau télé yu bari. oui 2S boobu yaakaar naa dem naa fa 2 fois. wala boog au moins 2 fois. 2 fois ba tax na damay dëggal li mu wax. am na ci loo xamante ni aussi. il faut que ma leeral ko. yemuma ci ñaari geste rek. distanciation physique boobu. dama koy wax ne ko xalaat nañ ko xam nga dugguma si suñu plan d'action bi nga xamante ni moom la unité bi def. bu dëppoog li nga xamante ni aussi ministère de la santé mu ngi ko doon def foofu sur place déjà. mais su ma ci duggoon dana xam ne. yemuñ ci rek ne nit ñi nañ raxasu nañ takk masque. distanciation physique ba ci def marquage au sol yooyu yëpp. préconiser nañ ko pour mën a xeex ak li nga xamante ni mooy risque de contamination. premièrement deuxièmement wax na ko événement religieux yi. amoon na ci monde bi. am na aussi ay risques de propagation yoo xamante ni c'était réel. et puis après dañ ko constater wante lenn rek laa ko bëgg a rappeler Sénégal dafa xaw a wuute ak pays yooyu. déjà sur le contexte culturel. xam nañ ne événement religieux yi ñuy organiser ñun. c'est très encadré par l'autorité religieuse d'abord. te autorité religieuse la muy wax. bokkul ak sax lay état di wax nit ñi def ko. foofu au moins mën na ci d'accord ak man. xëy na dina ne ma sur le plan scientifique loo koy prouver mais kenn ku ne xam na ne le fait que ñu koy gis régulièrement yu mel noonu di am te nag El Hadj Malick bu ñu fàttalikoo. ay épidémie yàgg na fay xew màggal di xew ñu gérer ko. man bi ma njëkk a fekkee bokk mooy bu choléra mu fekk may door a génn fraîchement université. épidémie choléra boobu mu ma fekkoon ma dem ci couverture. médical à Touba. jamono yooyu épidémie dañ ko gérer ndeysaan le ministre de la santé ki santoon Mbaye yàlla na ko yàlla yërëm. moo fi nekkoon Issa Mbaye je crois. Issa Mbaye Samb exactement kooku moo fi nekkoon jamono yooyu. ñun bokkoon nañ si ñi doon jàppale dispositif ministère bi à l'époque. doon door a génne université suñu benn grand bu ñuy wax Déthié nekkoon fa donc loolu yëpp. ñu xam ne yàgg Sénégal am na expérience boobu noonu. deuxièmement Ebola jaar na fi aussi yu mu ci munti doon ci épidémie contexte boobu la doon am te quand même taxaw nañ c'est vrai que mode de transmission yi nekkul benn mais fii li ñu am te mu gën ñoo may yaakaar mooy ne buñ ne sàmmwante leen nag geste barrière. ndax seen sëriñ moo leen ko digal ñëpp dañ koy def. loolu européen mënu ko am. parce que ñoom déjà am na ñuy dénigrer masque. te wax naa la sànq sama njëlbeenu kàddu ne. dama lire ay publication
te bi ci njëkk mu ngi ñu ngi ko def en 2003. monde bi dañoo tardé. fàttaliku ne publication boobu amoon na te am na lu mu wane woon ci niveau de protection bu masque mën a am. nee naa la bi ci mujj mooy le 2 septembre bu génn ci Nature. plutôt Science. Science bu publication boobu dafa wax carrément ne même masque en tissu yi nga xamante ni respecté na yenn normes yi. mën na aar nit ki. aar aussi ki mu jàkkaarloo. loolu yaakaar naa sur le plan scientifique. mën nañu wax ne. buñ ci tënkoo rek. mën nañu dimbale ba feebar bi du propagé wu. kenn ñaanu ko yàlla. alors professeur man dama bëgg a xam ak ziar yi ndax dañuy di respecter wala da ngeen di exiger distanciation physique bi ou pas. non xaw ma ziar direct li may woowee ziar direct mooy su sëriñ toog nga dem di ko ziare wala dem ziar kii xabru yi ngay wax. mais bu fekkente ne xabru yi la. loolu aussi nee naa la. Muxaddamatul Xidma mooy jàppale kenn ku ne xam na yoonu murid ni mu organisé woo gis nga loolu du poser benn yoon problème nee naa la man dem naa fa li muy wax nii yemuma ci taxaw ci télé bi nii di wax rek de dama dem gisal sama bopp te la ma gis balaa ñun ñu doon dem ministère dem na fa dëggal na aussi loolu kon am nañ yaakaar ñun ñëpp ne mën nañ màggal def li ñu war a def te benn risque de wala boog risque contamination bi dana faible ba nga xamante dañ ci jógee daan corona. loolu lañ gëm dañu gëm ne buñ ci paree affaire bi dana jeex. parce que bataille sensibilisation bi bataille prévention bi engagement communautaire bi ñu bëgg a impulser bu doxee dëgg ni mu war a doxee te am nañ yaakaar ne dana doxee noonu mais dañuy pare ci corona bi parce que danañu may occasion ñu mën a toucher le maximum de Sénégalais. Touba ko fa dul ñëw daanaka Sénégal gi yëpp a fay c'est le Sénégal en miniature qui va se retrouver là-bas. de sorte que après mën nañ gëm ne bu ñu fa jógee rek mën nañ pare ci xeex bi. alors su weesoo corona professeur ñi nga xamante ni dañu am yeneen maladies di ñëw ci màggal loolu tamit yéen a leen di bàyyi xel bu baax. voilà en fait bu ma ñëwee suñu plan d'action bi. dañu am 7 axes stratégiques. si plan d'action bi. waaw 7 axes stratégiques. une vingtaine d'objectifs spécifiques ak une centaine d'activités. très bien ci biir axe yooyu am na ci boo xamante ni mënoon naa la ko rappeler xaw ma fu temps bi toll. mais bi ci njëkk ko rappeler. voilà bi ci njëkk. ndax bokk na si question yi nga xam ne waroon na ñëw. bi ci njëkk. mooy fexe ba réduire wala ñu éliminer. risque contamination. yi war a am ci lieux saints yi mooy comme li soxna si doon wax léegi. fi ñuy ziare mosquée yi et cetera camp de résidence yi camp yi nga xamante ni maanaam dalwaay yi nga xamante ni moom la pèlerin yi di def. et cetera fexe ba risque de contamination yooyu faible. wala mu bañ a am du tout. loolu aussi am na une série d'activités à mener. et puis ci njëkk encore une fois ma wax ko mooy le respect des mesures et gestes barrières. le respect des mesures et gestes d'hygiène. kooku bu ñu ci tënkoo mën nañu réduire de façon drastique li ñuy wax risque de contamination. deuxième bi mooy. identifier ak orienter les personnes suspectes de Covid. maanaam ñi ñu njort ci ñoom jàngoro bi ñu orienter leen parce que dispositif yi taxaw na. ñu ngi collaborer de manière parfaite ak district sanitaire bi nga xam ne mu ngi au niveau opérationnel. ba tax na bu ñu amee ku njort ci loolu. ñun ñëpp dinañ xam fan lañ koy jaarale pour ñu mën ko jël en charge rapidement ba wàllante du am. troisième bi mooy li nga xamante ni mooy rupture des barrières de résistance face au bon comportement. xam nga loolu lu am solo la. li koy indi lu lenn lu pédagogie par l'exemple boobu noonu. ak engagement communautaire. loolu ñu ngi ciy liggéey déjà. gis nga ko dina la xalif bee si jiitu ak vidéo yi ñuy def won nit ñi ni ñu war a def ak moom ni mu wane maak ci jiitu ñëw leen def comme man. beneen bi nga xamante ni moo ci topp mooy rejoindre sa laaj bi. mooy la contribution à la continuité des soins ou des prestations autres que Covid-19. am na yeneen feebar yu dal nit ñi. yu dul Covid-19. nit ñi dañ fay ñëw ku nekk ak la la dal loolu aussi am na dispositif yoo xamante ni danañ ko teg ba nga xamante ni bu nit amee beneen feebar wala beneen urgence am ñu mën la jël en charge. am na aussi beneen axe boo xamante ni mooy aar kilifa diine yi. ak ñi nga xamante ni maanaam parce que kilifa diine yi ñu ci bari dañu am ay taalibe yu ñëw di leen ziar. loolu aussi xalaat nañ ne war nañoo mën a def ay propositions pour que taalibe yi bu ñu ñëwee danañ xam seen bopp propositions yi encore de changer nañ leen wax ñu sàmmanteeg li nga xamante ni loolu la ministère digle. beneen axe bi ci topp mooy ñi nga xam dañu dëkk li wër Touba mooy sancaan yi. ñu fexe ba aussi. assister leen en termes de distribution de masques. wala en termes de distribution de gel hydroalcoolique. wala en termes d'antenne médicale localisée nga xamante ni képp ku fa tawat dañ la mën a jël en charge. septième axe bi nga xamante ni moo tëj affaire bi. mooy axe boo xamante ni aussi ça répond au contexte. ça répond également à la spécificité de Touba. mooy ne nañu def ay séances de prière généralisées.
maanaam xam nañ ci réew julli lañ nekk. murid yi sëñ bi dane nañ ko sant la yàlla ci bis bi. jàng alxuraan jàng xasida fépp fu waay nekk ci biir Touba wala ci biir Sénégal wala ci biir monde entier bi nga fexe def loolu jàng alxuraan jàng xasida jàng lépp loo xamante ni téere diine la ñaan suñu borom mu jeexal mbas mi Sénégal. jeexal ko ci monde bi jeexal ko fépp foo xamante ni ak yeneen yi gën a bon. mbas mi ak yeneen yi nga xamante ni mbas la wala feebar la wala fléau la xay la wu war a ñëw. suñu borom fegal ñu ci ba nga xamante ni ñu dal. donc gis nga 7 axes yooyu noonu noonu lañ ko tënkee. très bien te bu ci nekk ak ay activités yu ñu mën a dérouler. professeur Massamba Diouf man lay gërëm bu baax di la sant waxtu bi jeex na. sa kàddu bu mujj. gaaw na de wax dëgg yàlla. dama defoon ne desaat na. kàddu bu mujj gi daal leen rek la. mooy di leen sant di leen gërëm. di ñaanal sëñ bu mu yàgg fi te wér. di wax aussi ne bu ñu fàtte mukk li mu ñuy jàngal ci wàllu xeex feebar bi. am na solo mooy ne nañ sàmmanteeg li ministère digle. di takk suñu masque di raxas suñuy loxo te bu ñu demee ñu mën respecter li ñuy wax distanciation physique. loolu moom laay mujjee di wax aussi suñu mbokk yu war a jóge bitim réew di ñëw nañu sàmmanteeg li leen ministère wax. mooy def test yi mooy test yooyu ñu def ko balaa ñuy ñëw te xamuñu lu leen dal. ndax wax nañ ko dégg nga ko keneen dégg na ko feebar baa ngi commencé yokk Europe. muy commencé yokk ci yeneen dëkk yi. ba tax na fépp fu waay di jógee na nga sàmmanteeg loolu pour mën a respecter ndigalu xalif bi. mën a aar sa bopp aar ñeneen ñi nga xamante ni ñoom ngay nekkal. professeur Massamba Diouf di la gërëm baax di la sant nga nekk agrégé en santé publique naka noonu nga nekk épidémiologiste nekk tamit membre de l'unité d'alerte et de prévention épidémiologique di la gërëm baax di la sant professeur mbokk téléspectateurs yéen tamit amuñu seen fay ñu leen di gërëm baax di leen sant ba suba incha allah ñeenti waxtu. Dara Système logiciel numéro 1 de gestion d'école au Sénégal moo leen doon may seen émission Kenno Askan Wi. Dara Système, logiciel numéro 1 de gestion d'école au Sénégal destiné aux établissements scolaires quel que soit le niveau, préscolaire, primaire, collège, lycée, université. Dara Système propose une multitude de fonctionnalités spécialement développées pour répondre aux problématiques quotidiennes des établissements scolaires. Ainsi, Dara Système vous facilite la gestion administrative, gestion et sauvegarde de tous les documents, gestion des étudiants, pointage des professeurs. La gestion financière, paiement des mensualités, paiement des inscriptions, état financier, état de la caisse, dépôt en banque, gestion des charges, abonnement cantine scolaire. La gestion des ressources humaines, gestion du personnel de l'établissement, contrat de travail. La gestion pédagogique, gestion des notes avec un calcul automatique des moyennes, la gestion des absences et des retards, impression ou envoi des bulletins de notes par mail. Espace parents. Dara Système offre un accès aux parents qui veulent suivre le dossier de leur enfant. Notes, classes, matières, emploi du temps, devoirs à faire à la maison et rester en contact avec l'enseignant. Assistance 24 heures sur 24, formation gratuite et personnalisation selon votre méthode de gestion. Dara Système, un autre regard sur votre établissement scolaire, une solution économique et rentable. Nous contacter, c'est facile. Composez le 77 164 85 85 77 511 88 08 ou le 76 614 47 09 ou visitez notre site web www.darasystem.net.